alors dox bi Pathé Mbengue dañuy des xam naa ci même sillage bi la rek exactement voilà ñu daal di la bàyyi nga waxtaanee yu ñaawtee fi daal di def ci réseaux sociaux yi rek. ndeysaan la fois passée bi ñuy def jeudi passé dama doon wax ne que man ak Mbaye Babacar dafa am loo xam ne dañ koy xaw a di niroole souvent. xam nga récemment xaw na am benn similitude bu jotoon am ci li nga doon traité ak li nga doon traité muy wàllu exploitation yi ñuy seetlu ci bon chantage en quelque sorte. xam nga mais alors tey nga andi sutura. alors ñu andi aussi beneen aspect boo xamee ne que maanaam dafa am solo ci doomu aadama. merci beaucoup te sutura bu amoon loolu du am fa laa doon jëm. moom mooy influence bi réseaux sociaux yi di def ci ndaw ñi. wala influence bu négatif bu néfaste bi nga xamee ne que réseaux sociaux yi mu ngi koy def ci ndaw ñi. parce que xam nga internet. vie boo xamee ne da ko beneen style nit bu mu créé. beneen xeetu xalaat boo xamee ne que internet da koo créé. précisément réseaux sociaux beneen xeetu dundin boo xamee ne que internet da koo créé. donc ci kaw loolu influence boo xamee ne que en fait à la fois mën na nekk lu positif mais aspect négatif bi parce que les trains qui arrivent à l'heure ne nous intéresse pas. maanaam su fekkoon tey jii ñun ñëpp ñu ngi koy jëfandikoo ci anam bu gënee mucc ayib yaakaar naa ne que du jar sax ñu nekk di ci wax mais puisque am nañ ay rak ay mag yu nga xamee ne que maanaam ñun ak ñoom ñoo bokk génération te niñ ciy jëfandikoo dafa aspect boo xamee ne que suñ ci nekkut di leen wax di leen ñaax di andiwaat donc seen xel dina xaw compliqué pour ñu jëfandikoo bi gën a mucc ayib donc je sais pas est-ce que dina mën a nekk pour que directeur jox ñu vidéo yi voilà yi ñu merci beaucoup vidéo yi nga xamee ne que ñu ngi koy am donc muy noonu je sais pas est-ce que dañuy bàyyi ñu xool vidéo yi parce que am na ci yoo xamee ne que mën nañ ko xool ñëwaat voilà ñu dem xool ko ñëwaat donc parce que min maa in daafixin moo garaaw yàlla nee na ndox moomu doole ji mu am suy génn soo amul sens dëgg doo ko mën a supporter waaye nit na ku ko teg lu mu àttanu day onk mooy indi yooyu kon ku ñu sëf lu diis rek nga ne le piment si ça pique. Vous connaissez les Camerounais qui cherchent à voir mon contact? Les directeurs généraux, les colonels, les magistrats, les généraux. maa ko changé maa wax jaañ na ko toggal domada parce que kër gi dañ fiy toog ceebu jën damaa sonn ci ceebu jën yi ma ne ko tey toggal domada ju toog roof ca Dakar sànni jaxatu ba. Bonsoir. 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 ni war ga suukar nana man tak pasi moom lay naan waaye yaa ma koy ximal dafay noon lu bees tàq dem salon moo ko di jàpp safaan lu bees tàq ay ba muy moom na yolom ay kajaasa wuya jigéen dafay noon lu bees tàq lan la gis nga Cheikh man duma jigéen bu ragal tasan boo ma mayee sama baat damay yore sama bopp laa la wax boo ma joxee baax. voilà mi ngi noonu Pathé Mbengue gis nañ compilation la boo xamante ne ni ñun ñëpp li ñu si nemmeeku mooy vulgarité bala ñoo kontaan rek def baa nag. peut-être am na yeneen yu nga xamee ne que c'est moo doon gën a vulgaire. mais xam nga Walf lañ ne dafa am ay valeurs yoo xamee ne que moom lañ fi inculqué ba lu ñu may. wala bokk sunu moral lu ñu may ñu am pour di ko diffuser. donc pour dire que am na loo xamee ne que boo demee ba maanaam nga am sañ-sañu teg ko ci mpenc comme ni ko Mbaye Babacar waxee tout à l'heure je pense que foofu la yàqute tàmbalee gis nga vidéo bi. gis nga ay jigéen rek pratiquement ñoom ñoo ci feeñ. ay jigéen kase pratiquement ñoom
ngi koy gis ñu am pour di wane seen ay parties intimes en quelque sorte wane aussi maanaam li nga xamee ne que moom moo waroon nekk alors les parties yi nga xamee ne que c'était pas pour le public mais pour une tierce personne boo xamee ne ñoom xamaguñ fan mooy fi ñuy jógee donc toll nañ ca circonstance boo xamee ne que Mbaye Babacar li ñuy wax crise d'identité am na ay nit ñu wala ay xale yu nga xamee ne que jamono ji mbay li leen yitteel moom mooy naka la ñuy def ba siiw naka la ñuy def ba am buzz naka la ñuy def ba alors ñu remarquer leen parmi les milliers wala les millions de jeunes yi nga xam ne seen ay moroom lañ donc loolu noonu nekk mbir boo xamee ne que moom moo leen di inciter à ce que ñu am pour def yenn ci ay pratiques yoo xamee ne mbay soo gisoon sa rakk di ko def wala boo koo xamee ne que sa deret la dina la jaral nga jàmmaarloog moom. donc présentement alors le constat moom mooy kenn ku ci nekk ci ñun ci ndaw ñi. war na jéem a def en sorte ba mu jéem a joxe le maximum de li baax ci moom xam nga tey bu ñuy xool vidéo yi nii alors automatiquement dañuy xam ne que alors jeunesse su Sénégal seen psychologie dafa faible. waxuñu ko pour dénigrer qui que cela soit mais psychologie wu maanaam ndaw wu Sénégal yii actes yi ñuy posé nii dafay wane ne que dafa am ñenn ci ñoom ñoo xamee ne que dañoo faible par rapport ak influence bi nga xamee moom mooy l'influence extérieure. te loolu c'est quelque chose boo xamee ne que maanaam ça c'est visible une fille boo xamee ne que yow alors li nga xamee ne c'était parties les plus intimes ay nga am pour di ko dévoiler ci réseaux sociaux yi donc di am pour def bon je veux même pas utiliser le terme mais il faut mu wax ko moom mooy genre prostitution déguisée là en quelque sorte parce que da nga am pour di dugg ci benn dimension sexisme boo xamee ne que maanaam alors ça ne dit pas son nom. bu fekkee ne que da ngay ñëw nga sol robe bu gàtt boo xamee ne que boo toogee il faut nga teg la sa tànk pour say intimité bañ a feeñ kon ça veut dire que ça va pas ba pare nga am audace su fecc ci kaw colin googu noonu. nga am audace aussi di fecc benn xeetu feccin boo xamee ne que maanaam c'est en fait dafa man daal je comprends plus dafa ñaaw na trop ci jigéen bu sol baa yaa ngi wax tout à l'heure ne que baa moom genre bàyyi sa cër ci biti la rek quoi xam nga waaw gis nga mu ngi noonu donc war nañ jéem a défense en sorte ba ñu xoolaat suñu code vestimentaire gis nga ñun ñëpp fecc dafa nekk loo xam ne dafa bokk ci ñun dañuy fecc dañuy kii parce que kenn ku fi juddu rek maanaam 100 ans ci ginnaaw certainement am na sa mbokk boo xam ne tëggal nañ ko. xam nga bu ñu la ko defalul mais au fur et à mesure du temps lii wolof di wax ne que ku màggatul doon sa magum bopp yaakaar naa Alaaji Mbay noonu lañ koy waxee. ku màggatul doon sa magum bopp soo demee ba nga xamee lu gauche ak droite ba xamee lu baax ak lu bon je pense am na yoo xamee ne que waratul nga am pour di ko def donc d'où la question que boo xam ne moom lay poser moom mooy intimité lan la jarati que vaut l'intimité de la femme. que vaut ay cëri jigéen yi nga xamee ne que moom la war di bégalee borom këram. di ci jaamu yàlla. loolu lan lay jarati bu fekkee ne tey dem nga ba am fitu di ko exposer di ko teg donc au devant ci kanamu écran bi donc maa ngi wax tout à l'heure donc aspiration à la recherche de popularité. xam nga exemple damay gis une personne boo xamee ne que maanaam say Mbaye Babacar yàgg na di def liggéey boo xamee ne que nit ñi di maanaam rafetlu nañ ko mais yow dem nga ba sentir ne que non Alaaji Mbay mi non moom fi mu toll ci popularité man war naa ko am mais tu n'as pas le temps bi mu en fait jéemoo nga jël ce temps qu'il te faut jéem a def ay recherche ut xam-xam ut beneen manière boo xam ne moom ngay wanee sa bopp bu dul façon bi nga xam ne pratiquement c'est un peu plus moom moo gën a gaaw moom mooy acte yoo xamee ne que foo ko defee rek nit ñi dinañ la indexer nit ñi dinañ la wax je pense que bëri na ay xale yoo xamee ne que daan nañ def yu ni mel wala ba léegi muy fi te li ma xaw a gën a influencer pour que ñu am pour wax ci lii nii sax dafa am sur YouTube ak ci yeneen ni réseaux sociaux yi alors jarul ñuy lim yoo xam ne dafa am ay page spéciale yoo xamee ne que boo publier wul lu sexy que muy fecc wala nga am photo wala mu am maanaam je sais pas benn en tout cas image yoo xamee ne que c'est sexy alors duñ la fa publier gis nga donc loolu c'est une manière d'influencer alors la jeunesse pour que ñi nga xamee ne que nekk nañ ci crise ci recherche de popularité boobu pour que ñu def seeni mbir pour envoyer leen ko man j'ai un ami boo xamee ne que il a essayé moom nag ndeysaan taalibe la mu sañse lu rafet lii ma wax ni mu sañse lu rafet envoyé ko ci benn page Instagram pour que ñoom ñu publier ko mais ba fi may wax ak yow nii photo bi publier wuñ ko ma ne ko xam nga lu tax defoo yaramu neen
amul benn partie bu intime boo xam ne muy feeñ ci yow. soit da ngay def yaramu nen nekk ci salle d'entraînement di yëkkati. xam nga foofu en fait c'est une manière de donner opportunité aux filles pour que ñu am pour choisir ci góor yooyu nga xamee ne que ñu ngi am pour di wane seen bopp quoi. am na yeneen ci ay page yoo xamee ne que ñoom li leen intéressé moom mooy jigéen ñi dañuy am pour créer ay page yoo xam ne c'est spécifiquement pour les filles yu nga xamee ne que alors loolu moom moo nekk seen problème waa recherche de popularité donc da ngay photo wu wala nga def vidéo yu sexy yoo xamee ne que maanaam kilifa boo xamee ne que am na cër ci njabootam buñ ko gisee di ñoom aussi ñu publier une manière aussi de donner une occasion donc aux garçons ñu am pour def le pas ci jigéen ñooñu moo tax tey jii nii du lu ñu mën a dindi bu ñuy wax prostitution déguisée ci yenn ci ay réseaux sociaux bopp wala ci réseaux sociaux yëpp donc il est hyper important que loolu noonu ñu bàyyi ci xel beneen affaire boo xamee ne que bëgg naa aussi ñu wax ci moom mooy voilà muy page yi nga xamee ne que dañ loolu noonu moo je sais pas est-ce que Thioro mii di def la toile wala ak Assane mii di def TIC donc naka la ñu war a mën a def ba maanaam donc état du Sénégal pour que ñu bàyyi xel ci ñu régularisation bi war ci yenn ci ay pratiques yenn ci ay c'est néfaste c'est influence bi ñuy def ci ndaw ñi donc dafa nekk influence boo xamee ne que alors mënul jëmale réewu kanam quoi donc il est hyper important ñu bàyyi ci xel loolu donc loolu laa mënoon andi comme développement présentement ci wàll wi ça rejoint li Mbaye Babacar doon wax genre yow nit war ngaa mën a jéem a suturaal sa bopp quoi xam nga am na loo xamee ne que ci jigéen ci biir néegu sëyam la war a feeñee xaw yi sa sutura mënul weesu li nga xamee ne que yow ak sa borom kër bi la yàlla booleel moom yéen a war a am alors exclusivité bi su ma ko mënee waxee noonu madame Guèye nga jël ko daal koy exposer donc à la portée de tout le monde loolu que muy góor comme jigéen nag góor ñi nag bu mu toll nii dañoo sàjj. waaw dañoo takku ba dëgër. ñu ngi rocci. waaw ñu ngi rocci di def ay mbir xam nga et puis nag dafa am ñoo xamee nag dañ koy def ba pare rusuñu ci dara. rusuñu ko nëbbuñu ko dañuy ñëw photo wu def seeni tuñ mu rose wala mu rouge ba pare collé ko ak produit bi koy dindi. xam nga kooku nëbbatuwul. donc pour dire que dafa am ay valeurs yoo xamee ne que góor waru ko def jigéen waru ko def quoi donc il est hyper important ñu am pour andi genre yooyu noonu xam nga mu ngi noonu Thioro mu ngi nekk di reewu saw li nga indi am solo li nga indi moo am parce que man snap yi déjà dafa am une personne boo xam ne Moussa Gueye mu ngi Far FM bi ma ko waxee ne lii laa bëgg a kii dafa kontaan ci loolu parce que elle me dit que man daf may soof souvent ma gis sama moroomu jigéen boo xamee ne que xam nga en fait dafay dem ba day dévaloriser cër bi ñu góor ñi war a jox ñun amatuñ ko donc waate yéeme mooy jigéen bu xawee ko ndeysaan weer na moroomi jigéenam yëpp dëgg la billaay góor bu xawee ko weer na moroomi góoram yëpp xooluma loolu looloo metti xooluma loolu looloo doy waar moo tax li ma la wax ci njëlbeen yàlla dafa suturaal nit ñun ñooy nit daa war a suturaal boppam barki alxuraan moo tax nanuy xelu waaw mais foofu noonu man dama am benn question boo xam ne dafay samp mooy en fait bon déjà man damay wax ku ma mere baax na ku ma merul baax na mais la jeunesse sénégalaise est trop faible face à l'influence des réseaux sociaux loolu moom moo am xam nga léegi nag sama laaj mooy en fait ban taxawaay moom la kilifa yi war a am que muy premier responsable xale bi moom mooy parent am ak ñi nga xam ne ñoom ñoo war a régulariser lu aju ci wàllum réseaux sociaux utilisation Pathé fi may njëkk a ñëwee ci côté bi nga daanelee sànq mooy que gis nga jigéen mi ngi jël ay cëram di ko génne alors que soo duggee ci néegu sëy dañ lay diggal que sa jëkkër tout le temps bu muy gis say partie intime d'accord bu muy gis sa partie intime tout le temps d'accord bul ko koy yombalal tout le temps moom mii sa jëkkër très bien est-ce que comprendre nga imaginer fi ñu ko waxee am na luñ ci jublu buñ la ko mag ñi digalee am na luñ jublu ci loolu suturaa nga ca waaye tamit boo ko defee doo soof ki nga nekkal très bien surtout muy góor muy jigéen très bien te nit boo ko soofee rek am lu ci juddu ñu ngi koy def nag ñun di bàyyi suñuy parti muy génn et tout mais danger bu rëy la xamoon ne jigéen ñi ni ñuy xawee ko nii bari na tële gi nga gis mu am ci jamono ci waaw rawatina ci ndaw ñi
mais xawiku gi jigéen ñi di xawiku la. waaw. c'est vrai mais góor boo xam ne duggagul ci néegu sëy. bët bu set li taxoon mu daan fas jom daan góorgóorlu. ngir xam ko ngir dugg ci néegu sëy. bët bu set mu koy gis mu dem ba land ci ay bëtam. wallaahi waaye dootu ko bëgg. wallaahi wallaahi. wala même su dee bëgg na ko tamit. daf day dem ba da ciy tuux. ak yéex a takk jabar. xam nga li wolof di wax tuux. tuux nga dem mooy ba lan da ciy tuux. moo tax boo ci duggee daanaka balaa am ñaari at ñetti at nga tële. waaw wallaahi. daanaka dañ cee doyal sëkk. daanaka li bilaay dañ ciy doy day dem ba da leen di soof c'est-à-dire mooy li ñu doon wax sànq rek gis nga musuba mu ngi lay wax que da koy soof mais man de ma part personnelle man dama ciy ruus parce que tey jii nii bu ñu demee ba góor ñi di jël dafa am benn kàddu boo xamante ne góor ñi dañ koy faral di utiliser bon yenn ci góor ñi sax laay parce que de manière générale dañ naan que awra jigéen dafa yomb léegi ci réew mi mais c'est la triste réalité xam nga tey jii nii ñun bëgguñoo toog fii di dénigrer suñu ay moroomu jigéen mais aussi lu ne fàng kenn du ko jeex c'est la triste réalité da nga leen di parce que dimbali sax chaque jour ñun ñu ngi dugg ci réseaux sociaux yi di wane suñu ay awra et bala ñoo gën a kontaan ñu ngi def xeesal ba weex jël seen partie intime lii ko tatouage ko photo ko dugal ko ci réseaux sociaux yi et li parti di wax sànq ñooñu ñooy gën a am j'aime ñooy gën a am partage et puis yenn ci ay télévision fii ni ci Sénégal ñooñu la ñuy jël teg leen devant l'écran ñu nekk di wax de ce fait yenn ci ay jeunes aussi ñoo xamante ni peut-être seen maturité dëgërul bu baax si ñooñu la ñuy roy parce que amaana ñoom tamit bëgg nañ toog télé ñu leen di gis dañ naan kii kat lii la def ba ñëw ñu jël ko ci télé bi donc man tamit damay jaar fi mu jaar ba ñëw ñu teg ma ci télé bi mu nekk des choses yoo xamante nii dafa doy waar et dañ ko banaliser ba dañoo dem ba foog ne loolu moo normal te koo si wax mu ne la dundal sa dund bàyyi moo dund sa waaw xam nga gis nga ndaw day waajal boppam ndaw day waajal boppam waaw parce que dama bind ci sama benn taalif ma ne ndaw day daw ci luy law tëqatalu ak fakastalu da koy gaw su boolewul ñaw ak di xaw très bien te ma ne woon nañuy xelu tey mooy njombe boole di càmbar ak di nattale waroo gi am ñoo tugal ci nit ñuy dunde baaxi maam yaa ngi di baax ñu jëlale jëggi lu dul yu jëfe xay jafe mu di toppandoo bu yàggee sànke wallahi toppandoo bu yàggee sànke bu yàggee sànke gis nga ndaw rawatina jigéen ñi ñaaree ma koy faral di wax samay xarit wala samay bokk yu jigéen danga gis nga ñaar dina jafe ci jigéen ñi lool muy sëy am jëkkër ak am doom dëgg la te nag xam nga